asalaamaaleykum waa Sénégal live maa ngi leen di nuyu di fas yéene indi ay tontu yu leer ci laaj yi ngeen may am ma laaj. laaj njëkk bi buñ ko mënee waxee noonu kan mooy Clédor Sène. Clédor Sène benn citoyen la rek boo xam ni fi mu nekk nii nit ñi dañ ko gën di dégg ci mbirum ressources naturelles yi notamment mbirum pétrole beeg gaz bi nga xam ni moo lëmbee réew mi citoyen la boo xam ni loolu daf ko yitteel depuis les années 87 mu nekkoon di ci gëstu yooyu comme ni mu ko diggee woon ci benn émission bu yàgg 2017 moom la nekk di wàccool fi mu nekk nii di indil askan yi ak ay leeral ak ay gindi ci anam yi ñuy saytoo ak ni ñuy yoree seen koom-koom seen ressource naturelle. wax nga ko sànq ci sa biir kàddu di àddu ci jëm ci ressource naturelle yi lan moo may Clédor Sène légitimité boo xam ne bu waxee askan yëpp dañ koy déglu te bàyyi xel. waaw loolu mooy sax ci dëgg rek. tey indi xibaar yu wér yu dara dul randal parce que tey jii bu ngeen demee ba ñëw ci man da ngeen yaakaar jëlee ci man xëy na lu wér parce que yàgg naa wax ci mbirum ressource naturelle or bi gaz bi pétrole bi ak yeneen te li ma ci waxagum ba tey jii nii amul lenn lu ci dañ notoriété bi ma am fi mu nekk nii nag maanaam nopp bi ma nit ñi may fi mu nekk nii dafa fekk rek dafa am lu fi bees muy benn reportage BBC bu delloo xelu nit ñi ci samay waxu démb mu dëppoog li am tey ñu ni kon kii kat ñu doon may benn nopp démb tey jar nañu may ko ñaari nopp parce que ñu doon wax ak nii ni fàng donc loolu rek moo ko waral donc liggéey la boo xam ni nit ñi dañ koy commencé reconnaître dañ koy commencé gis loolu moo tax ma am wàll ci penc mi ci débat public bi. wax nga ko sànq yàgg nga àddu ci li nga xam ne mooy mbirum pétrole te gis naa ci sa benn insertion wala sa benn vidéo nee nga ligi pétrole yàgg na feeñ Sénégal tey boo doon wax ak citoyen lambda bi nga xam ne xamut liggéey ci biir daa xëy rek ñu ne ko wàllu pétrole wàllu contrat xaalis ay milliards boo ko doon ñëwalaat ci mbir mi fan la tàmbalee ak ñan ñooy les personnes impliquées ak yooyu nan nga koy résumé leen. waaw loolu boo koy résumé doo ko jëlee fu sore ca cosaan ba maanaam depuis année 60 prospection yeeg seeti ñu doon seet li fi newoon te jumtuwaay yi dese woon xarala goo xam ne doon na ñu may ñu ŋàcc li fi nekk. mais da nga koy dooree rek ci jamono yi Macky Sall ak Ablaye Wade nga xam ni pétrole feeñoon na fi ci anam yoo xam ni xayma nañ ko xayma yu leer ay groupe pétrolier jënd ay licence yu ñu leen jox pour ñu exploiter pétrole bi léegi li nekk coow fi mu nekk nii ñaar la benn bi dañu tënk suñu ay charte réew yu ñu waxee yu ñuy tuddee code pétrolier ñu bind ci ni lépp liy jóge ci biir suufu Sénégal muy pétrole muy gaz ak lu mu mënti doon Sénégal téeméer yu nekk fukki rek la ci am juróom-ñeent fukki yëpp doxandéem bi moo ko moom kooku muy premier problème. deuxième problème bi doxandéem boobu du fay lenn ci taxe wala douane wala TVA wala charge COSEC ak lenn lu mu mënti doon diirub fukki at ak juróom ñu ñaareeli problème ñetteeli problème bi nag ci biir contrat yi la nekk parce que balaa séddoo di am sax ñoom dañuy téq 75% ci lay ball ci pétrole wala gaz ci Sénégal maanaam téeméer yoo jël juróom-ñaari fukk ak juróom yi duñ ko boole ci li ñuy séddale ñoom dañ koy jël nee nañu yooyu dañuy fayeeku la ñu dépensé ci seet beeg gas beeg ŋàcc bi li ci des nag Sénégal di ciy jël 10% la ci desaat ñu doog koo séddale diggante Sénégal ak tubaab bi muy ñetteeli problème bi donc yooyu yëpp dafa laaj nit ñi gën ko gëstu pour gën ko comprendre pour ñu xam ni suñuy njiit la ñuy signé di ñu ci engagé di ci engagé suñu avenir nekkul suñu njëriñ nekkul suñu intérêt rawatina nag suñu demee ba dugal ci seeni mbokk parce que coow li ko gën a indi mooy rakku président li mu nekk ci benn contrat pétrolier boo xam ne zone la boo xam ne li Sénégal ëpp ci alal foofu la nekk ñu jox ko benn samba boy bu ñuy wax Frank Timis nga xam ne dafa am ay problème un peu partout ci àddina bi musul gas benn teenu pétrole musul ŋàcc benn teenu pétrole mu lëkkaloo ak Aliou Sall mi nga xam ne rakku président de la République kon ñun alal bi ñu am charte yi koy doxal sàmmontewul ak suñu intérêt ñun Sénégal contrat yi la ca ne sàmmontewul ak suñu intérêt suñuy njiit nekkaluñ fi suñu intérêt ak suñu njëriñ loolu moo tax nit ñi war a gëstu li nekk ci biir pour xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi tayle suñu alal loo xam ni mën nañu suqali ci lu gaaw a gaaw a gaaw. est-ce que
tontu boobu noonu laaj bi day ñëw Alioune Sall dund na ko ci Franck Timis ñuy waxati ba ne BP lan mooy seen relation ñun ñett ñooñu ba ñu mën a dugg si suñu coowal pétrole. seen relation mooy blogu Kayar ak blogu Saint-Louis comme ni mu ko waxee léegi mooy alal bi ëpp bi Sénégal am parce que ay réserve 50 000 milliards de pieds cubes de gaz ñoo ci nekk loolu jéggi dayoo la mais man dama jàpp ni la fa nekk sax da dul jeex parce que temps yi rek yokk nañu estimation bi ni 70 000 milliards de pieds cubes de gaz ñoo fa nekk ñu ngi xayma woon ni dinañ fa jëlee 2 500 000 tonnes de gaz at bu nekk léegi réévaluer nañu parce que dañu bënn beneen deuxième puits bu tudd Yaakaar 2 boo lëkkalee loolu yëpp ak li gëmbal am puits bu ñu njëkk a bënn dañuy séentu 10 millions de tonnes at bu nekk kon jóge nañu ci 2 500 000 tonnes at bu nekk dem ci 10 000 tonnes ci prévision jóge nañu ci 50 000 milliards de pieds cubes de réserve dem ci 70 000 milliards de pieds cubes de réserve ay somme yu chiffres yu jéggi dayoo la léegi réserve yooyu ñu ngi ko xaymaa exploité fii ak ñaar téeméeri at ak juróom-ñaari fukk 270 ans donc réserve yoo xam ni Sénégal da ko war a jëriñoo pendant 3 siècles maanaam presque 300 ans dafa ëpp ñu koy teg ci loxo rakku président ak benn Samba Boy bu nekk mel ni Franck Timis nga xam ne ñoom kenn xamewu leen ci exploiter pétrole ñu jël titres yi jaayaat ko am ci seen bénéfice rocceeku dem seen yoon Sénégal deseeg 10% kese ñoom ñu am ci alal bu dul jeex bi nga xam ne moom la BBC révélé ay royalties yoo xam ne ay 10 milliards de dollars la ñuy wax te loolu dafa concerné 30% rek ci 90% yu jaay yëpp kon la ñuy am ci lële da nga koy ful ñett pour xam li ñu am au total ci titre Kayar ak Saint-Louis. waaw contrat yooyu sànq wax nga ba tudd Abdoulaye Wade lan mooy implication Abdoulaye Wade ci yéen non li ma tudd Abdoulaye Wade mooy ci jamonoom la ñu commencé exploiter gaz bi nekk Gadiaga en 2001 ci jamonoom la ñu prouver la ñu firndeel réserve yi am Saint-Louis Sangomar ba Kayar yëpp ba Casamance ci lañ ko prouver parce que xarala yi ñuy saytoo dafa gën a xarañ parce que depuis satellite bi ci jaww ji ngay xam léegi li nekk ci biir suuf si xayma ko de façon exacte ci jamono boobu nag la compagnie pétrolière yu bëri ñëw pour demander licence ca la blogu Kayar bi ak Saint-Louis bi amoon kenn ku ko bëggoon ku tudd Tullow Oil boo xam ne jotoon na sax def ay liggéey ak ay xayma ba ñu fayoo ko woon bonus de signature 3 milliards ci suñu xaalis ba mu wàccoo woon ak moom ci gannaaw gi nag bi Ablaye Wade wàccee ca la Macky Sall jël même contrat boobu jox ko Franck Timis signé ko décret parce que contrat tant que amul décret bu ko firndeel valable du compter donc Macky Sall bi mu ñëwee en 2012 moo jël ñaari décret jox bloc yi Aliou Sall ak Franck Timis. mais coow li muy rëy rëy ñi nga xam ne ñooy ndey mbili yi dañoo wéy di tuuma parce que bu ñu waxee Aliou Sall nee na moom li mu doon jot c'est juste loo xam ne ay honoraires la. daf ko yéen lool day liggéey ñu fay ko. donc amul corruption Macky Sall bu demee naan moom gisul si contrat boo xam ne wax nañ ko ne dafa am corruption yow foofu noonu ban jàngat bi ci am. waaw loolu lu ñu yoon moo war a def liggéeyam rek lu ñu war a leerlu la parce que Aliou Sall même bu nangoo ni dafay fayeeku foofu day fonctionnaire la buy liggéey am na jamono gis ngeen ko dafa def conférence de presse ni raxasu na ba set ci lépp luy pétrole ak gaz taqeewu ci laaleewu ci léegi mu ngi jooytu ay salaire am yu ñuy publier donc kuy fayeeku ça veut dire que moom mu ngi doon liggéey kon boo xam dañ na foofu léegi BBC nee na benn société bu nekk ci turu Aliou Sall bu tudd Agri-30 Timis Corporation société Franck Timis transféré na ko 250 millions de dollars 250 000 dollars libale ko ni ay taxes yu ñu war a fay état du Sénégal la moom loolu la weddi donc loolu moo jar a leeral weddi gi nag dafa dëgërul ndax àggu ci ba sañ a porter plainte ñi ko tuumaal parce que ñi ko tuumaal ñu ngi fi ay tubaab lañu newoon na da leen di porter plainte dellu na ci gannaaw. Aliou Sall ñu ngi doon wax sànq Aliou Sall nanguwul porter plainte ñi nga xam ne ñoom ñoo ko accusé pour yow lan moo tax nanguwul porter plainte. parce que daf ko leer ni ñooñu am nañu firnde yi li ñuy wax parce que Aliou Sall moo gën a tuuti ci mbir moomu BBC
groupe de presse bu mag la. BP ñun BP la ñuy wax multinational bu mag a mag la ci documentaire bi dañu tuumaal BP tuumaal Timis Corporation entreprise la internationale bu am siège am Londres loolu waa BBC du ñu jël risque tuumaal ni Frank Timis viré na Agritrans 250 000 bu jëm ci Aliou Sall te du dëgg kon Frank Timis ngay njëkk a dégg mu porté plainte BBC Frank Timis dégg ngeen ko ci wax ji mais moom la ñu ni moo transféré xaalis bi est-ce que sénégalais yi ñu ngi seetlu ñu ngi jàngat information bi BP dafa ne Timis Corporation dugal na $250,000 ci compte Agritrans bi nga xam ne ci turu Aliou Sall la nekk ñu zoomé ci écriture bi zoomé ci société bi ak ci turu Aliou Sall léegi loolu ci Timis Corporation la jógee Timis Corporation porté wul plainte gis ngeen journaliste bi topp directeur u BP ba ci liggéeyukaayam waa ji nanguwul yëy yàbbi ci kon ñooñu yaa xayta yor nañu lu leer kon léegi Aliou Sall li tax porté wul plainte mooy li waral directeur BP ci boppam ñemewu cee àddu Frank Timis ñemewu cee àddu parce que du Aliou Sall moo gën a tuuti ci mbir mi dañ cee tudd Timis Corporation tudd ci BP te ñooñu sëqatuñu kon Aliou Sall nu muy sëqatee wóolul boppam. ay avocat am dañoo ne dañoo suivre juste li nga xam ne mooy plainte bi. ñuy xaar li nga xam ne mooy enquête bi wala yoon fii Sénégal def li nga xam ne mooy liggéeyam ci loolu noonu ndax am nga confiance ne yoon dina dawal li nga xam ne moom la war a def ci liggéeyam bi. en tout cas yoon bu naroon a def liggéeyam procureur dina exploiter déjà rapport Petro-Tim bi nga xam ne Seynabou Ndiaye Diakhaté nee na jébbal na ko procureur bu yàgg procureur wëlbatiku di laaj nit ñi ñu dem dik indil leen ay éléments d'information kon loolu amuñ ci benn yaakaar dégg nañu ministre de la justice ci boppam di layal Aliou Sall naan jullit la boo xam ni dem na màkk am na yoo xam ni yaakaaruñu dina ko def ministre de la justice mooy wax loolu ci gannaaw gi procureur téye dossier bi ba noppi ni ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ciy wax nañu dem yóbbu ji ay firnde comme si ñun dañ cee taqe donc kooku bëggul woo Aliou Sall pour mu leeral parce que procureur bu déggee ni am na benn njombe fii ak fii dafay ubbi enquête laaj ay firnde mais du demander ay témoins pour ñu dem seede ji li ñu xam parce que ndeyu mbili gi nag Aliou Sall la ak Frank Timis parce que kenn ki la ñuy wax moo transféré ka ca des ki ñu tuumaal muy Frank Timis ba léegi yëngatuwul te du yëngatu parce que xam na ni tuuma gi dëgg la Aliou Sall suñu xel la soxla suñu ngëm la soxla ba mu jaral ko tekkaan yi mais du mukk mës a porter plainte contre BBC parce que xam na ni ñooñu du ñu caaxaanee affaire diffamation mënuñu ko. mais Aliou Sall jullit la quand même ndax te jullit bu demee ba waat ci li nga xam ne mooy alxuraan jullit ñi war nañ ko mën a gëm lan moo tax ci xelu jullit ñi fii Sénégal ñenn ñi mënuñu gëm li Aliou Sall bi. xam nga lu tax ñenn ñu mel ni man mënuñu gëm loolu parce que këyit bi firndeel ni Aliou Sall moo créé Petro-Tim Sénégal société anonyme unipersonnelle boo xam ne maanaam benn nit moo ci nekk ñu def ci turam acte notarié këyitu notaire bu wane ni moom moo ko tijji unique gérant Aliou Sall boobu waat mënu ko dindi 5 ans de salaire yi mu fayee ko Timis Corporation ba moom reconnaître ko waat mënu ko dindi li nga xam ne moo ko lié ak Frank Timis Sahel Aviation bi mu créé ca ëllëgu signature décret bi te Sahel Aviation day liggéey ak compagnie pétrolière moom mu nekk ci actionnaire à 25% waat mënu ko dindi bokk gi mu bokk conseil d'administration banque de Dakar bi nga xam ni Frank Timis moo ko fondé vidéo yaa ngi fi bi ko Macky Sall di recevoir turam nekk ci biir conseil d'administration mu nekk administrateur de la banque de Dakar waat mënu ko dindi kon man lan laay gëm ci koo xam ne ñu ngi koy tuumaal 250 000 yoo xam ne ci société bi ñuy wax existence la jaar te ñemewul porter plainte est-ce que dinaa ko gëm parce que dafa waat damay jëfandikoo sama xel bañ a jëfandikoo sama xol su ma jëfandikoo sama xol damay ni kii julli la comme bu waatee naa ko bàyyil bénéfice du doute mais su ma jëfandikoo sama xel damay ni kii daal li mu waat teggiwul li nga xam ni mooy fay li nekk mu ngi nii loolu waat mënu ko randal kaamil mënu ko randal. Macky Sall di ki nga xam ne mooy magu Aliou Sall moom mi signé décret boobu noonu nee na
njuuj njaaj bu ñuy signé décret boobu noonu loolu tamit nan nga ko gisee. wax boobu dëppawul ak dëgg parce que président Macky Sall dafa liggéey Petrosen nekk directeur de la banque des données kuréel la boo xam ni lépp li am ci biir suuf si étude sismique yeeg lépp li am fi am pétrole ak gaz ci Sénégal yépp relevé yeeg échantillon yeeg étude sismique yeeg lépp foofu lay nekk fa la nekkoon mujj gi Abdoulaye Wade nommé ko directeur Petrosen mu jiite Petrosen mu jóge foofu nekk ministre de l'énergie et des mines daal di jiite ñi jiite Petrosen jóge foofu nekk premier ministre daal di jiite ñi jiite ministre de l'énergie jóge foofu nekk président jiite ñëpp faf kooku xam na lépp kooku mu ngi prêter serment avril mois de mai mu commandé lu enquête inspection générale d'État pour ñu saytu anamu mbirum permis Kayar ak Saint-Louis ñooñu def seen rapport ni permis bi waruñu ko jox Petro-Tim parce que remplirul charte yi kon kooku kenn mënul wax ni xamul wala yëgul parce que même bu jaarul woon fi ma wax yépp le fait que mu yebal waa IGE pour ñu saytul ko ñaari bloc yooyu li ci ne loolu war na ko may élément yoo xam ne mën na motiver décision am kon mënul wax ni xamu ci woon dara d'autant plus que date bi mu signé décret yi maanaam 19 juin boobu ci ëllëg sa le 20 juin mais ci la Aliou Sall créé Sahel aviation compagnie aviation buy naaw yow sama mu ngi prêter serment avril mai juin nga am compagnie d'aviation loolu gaawul te compagnie d'aviation yooyu du ñu def ay Dakar Ziguinchor wala Dakar Paris mais dañuy dem ci plateforme yi di livrer ay matériel ak di jëli ay personnel ay rotation ak yooyu kooku mu ngi nekk ci amont pétrolier bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee bërki démb contenu local bi ñuy wax ñoom seddu nañu ba pare kon lii yëpp lu ñu xamoon la moo tax may wax ni daf ci am délit d'initié boo xam ne président Macky Sall moo ko def dafa am haute trahison boo xam ne président Macky Sall moo ko def parce que dafa xam ni loolu mooy ëpp ci suñu alal mu jox ko Samba Boy bu mel ni Franck Timis ak rakkam Aliou Sall mi nga xam ne moo tijji Petro-Tim Sénégal nekk ci unique actionnaire ñu transféré ko 90% des actifs ñu tey la ko mu ngi mel ni ku ñu ràng rek nga jaay jël sa bénéfice daal di delloo loolu la ñu def mooy spéculation. ba démb rek président Macky Sall mu ngi firndeel expertise am ci li nga xam ne mooy wàllu pétrole ak gaz bi ñu ko mënee woowee moom wàllu géologie bu toogee sax ba naan ñii ciy wax di ci wax rek xamuñu sax li ñuy wax mais man li may def xam naa ko mais loolu noonu yow boo ko déggee ndax yaa ngi ci biir boo ko déggee yow loolu lu lay def. non am na expertise ci pétrole parce que géologue la IST la génne ba noppi dem Paris def institut de pétrole de France dafa spécialisé wu ci pétrole kon li muy expert la ci xam na ko kenn mënu ko cee nax loolu moo ci grave en fait c'est-à-dire moom li muy def da koo xam bu fekkoon ni benn président la comme Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade nga xam ne ñoom seen jàng màccul ci loolu sax mën nañu xëy na seen conseiller ñoo matul li ñu doon mais moom ci boppam war naa sax mën na nekk conseiller wala expert en matière d'hydrocarbures parce que da koo jàng jiite Petrosen jiite ministère bi balaata muy nekk président donc kooku c'est vrai xam na mbirum pétrole mais xam gi mu xam mbirum pétrole nag bu mu tax mu foog ni moom rek ko war a xam maanaam xel yàlla mayu ko benn nit te mbirum pétrole li ñu ciy wax waxuñu ci wàllu technologie waxuñu ci wàllu géologie waxuñu ci wàllu lu xarañ dañuy wax ci wàllu anam bañ koy séddoo nga xam ni xel yépp mën nañ ko jàpp li ci njëkk mooy ñun fukk tubaab bi 90 moo ñaata juróom-ñeenti fukk kooku muy benn ñaareel bi tubaab bi ànd ak sa rakk mais loolu soxlul xam-xam nañ ñu respecté loolu mais xale yu tuuti war nañ ko xam léegi sa rakk ñu jox ko actif yi mu jaay ko lu cher am ci xaalis ñu ngi ko ci wax sax ci reportage bi ni may nañ ko ay actifs yu tolloog 3 millions de dollars muy 1,5 milliard ci suñu xaalis mais yooyu yëpp ñu war a leeral la kon moom mënul tere nit ñi addu ci débat public bi parce que suñu charte ndeyu réew muy constitution bi dafa ne alal bi meññ ci biir suuf askan wi moo ko moom la ressource naturelle les ressources naturelles appartiennent au peuple kon ki nga xam ni moom war na addu ci li mu moom quel que soit jàngam ak niveau bu ñu yëpp bu ñu woyofal. xam nga affaire bi rakkam dugg na ci mën na nekk dafa amoon confiance moom est-ce que duñ ko nangul ne wala sax entre guillemets dañ ko nax. non maanaam xam nga sànq da nga ni
moom expert la moom moo waxal boppam expert la expert nu ñu koy naxee moom président de la république la dañ koy fayal ay conseillers am na ministère am na service bu mel ni Petrosen am na inspection générale d'État am na république mais mënuñu ko nax moom bu ko neexee sax mu jëli ay tubaab expert mënuñu ko nax kon loolu bu ay gisuma rapport beeg dañ ma nax ak yooyu vraiment bu ñu respecté Sénégalais yi nañ ko tegee boor te wax ñu dëgg bi bu ko waxee ñun li ñu gën a yitteel ñun Sénégalais mooy nu ñu fexee ba li war a génn parce que dara génnagul tàbbi ci suñu loxo lañ ca ñàkk mu dellu si ci suñu loxo ci kaw moom mu wax ñu dëgg waaye bu ñuy jàppee ay nit ñoo xam ne ñun xamuñu moom rek moo xam parce que moom moo jàng géologie dafay nax boppam parce que ñoom lépp lu ñuy def ak lu ñuy lal nit ñaa ngi koy lijjanti di ko lu ñu te xam nañ ko téye ci ay firnde yu wóor toog di leen xaar. Est-ce qu'il y a possibilité li ñu ñàkk ñu mën ko récupérer waat. bien sûr loolu mooy suñu combat justement parce que mën nañ ko récupérer ci ñetti anam bi ci njëkk mooy contrat bi nga xam ne anam bi ñu ko joxee baaxul sàmmontewul ak suñu ay charte maanaam code pétrolier bi ak anam bi ñu joxee décret bi rapport IGE dafa ni nañu annuler permis muy ñaari dëng-dëng loolu mën nañ ko dindi mais ki ko gën a mën a dindi mooy ki falu bees pour loolu il faut que président Macky Sall jóge fi amaa mandaam jeex wala xelam yedd ko mu ni lii kat loraange la pour sama réew da cee nar a ñàkk parce que 2021 bii ñu jëm ca la ñu commencé exploiter naa retiré wu wala naa waxtaan ak waa Sénégal ñu xool na ñuy renégocier loolu man ma féete ci gannaaw kooku muy benn possibilité ñaareeli possibilité bi mooy askan wi taxaw tem li ñuy wax pression populaire parce que ci charte yi nga xam ne ñooy tëj contrat yi nga ba kenn dootu ko mën a soppi fii ak 45 ans yi muy durer dañu ni kenn mënul soppi contrat yi ci tënk pour mu yomb ci olof li code pétrolier may société bi ak li ko code général des impôts may kenn mënatu ko laal ba contrat bi di jeex lu dul état bi ak société bi dañ cee déggoo lay waral nag ñu mën cee déggoo mooy askan bi jóg ni lii du fi am boobaa société bi day ragal a ñàkk lépp lu mu am bu ragalee ñàkk 90 juróom-ñeenti fukk te mën a téye juróom-benn fukk wala juróom fukk moo koy gënal ñàkk lépp donc day mën a négocier ci ñaari paramètres yooyu donc lii rëcc mën na dellu si effectivement suñu loxo parce que Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafa fekk ñu jaay Senelec benn groupe bu ñuy wax Hydro-Québec da ko jëlaat dafa fekk ñu jël fer bi jox ko Kumbari South da ko jëlaat jox ko ArcelorMittal nanguwaat na ko ci moom donc contrat yi ñu retiré Macky Sall pétrole bi mu joxe woon Rufisque offshore African Petroleum benn filialu Frank Timis toujours da ko nangu ci moom jox ko Total de loolu ci eeru Macky Sall donc loolu jurisprudence la maanaam ay mbir yu am la yuy wane ni loolu lu mën a nekk la ci kaw fulla ak fayda. mais mbir mi tam dafa dem ba comme ñeneen ñi leen dafa rax politique ndax gis nañ yenn politiciens yi laaj aussi ñu renégocier li nga xam ne mooy contrat yi damay ñëw ci ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade am na ñu naan am na part de responsabilité ci bi leen mbir am ñu ne yoonam newu ci takkewu ci lépp Macky Sall la est-ce que xeex mi du mujj jël benn tournure politique. non politique mënuñ ci ñàkk xam nga lu tax parce que dañ ci lim rakku président de la république lim ci président de la république lim ci Abdoulaye Wade léegi pour leeral newoon naa la sànq contrat du wér lu dul président dafa jël décret xaatim ko ni contrat bi approuvé naa ko noonu laa ko mën a waxee approuvé naa ko nangu naa ko loolu tant que amul contrat bi këyit rek la léegi décret boobu du Abdoulaye Wade moo ko jël loolu la ñu jéem a lëntal ci xelu nit ñi mais Macky Sall moo ko jël décret yooyu léegi sax sénégalais yi mokkal nañ ko 2012 596 dama ci kontaan ak 2012 597 léegi sénégalais yi dañ ko mokkal article 8 bu code pétrolier léegi sénégalais yi dañ ko mokkal donc ñu ngi commencé comprendre vraiment ni problème bi lu simple la soxlu nga nekk ingénieur bu jàngee institut de pétrole de France pour mën ko comprendre mais ay terme commerce la rek jëndanteeg jaayante yoo xam ne nit ñi dañ ko war a maîtriser donc affaire bi problème mu citoyen yépp la warul nekk lu ñu politiser mais ay acteurs politiques tamit mënuñu noppi ci lii parce que fi mu nekk nii askan bi dafa ne patt di seetlu ñi féete ak moom ak ñiy dund ci moom léegi boo nekkee acteur politique te àddu woo ci yow nekkoo ci côté askan bi
boo ci àddoo jàppale nguur gi kon yaa ngi jàpp ci liy lor askan bi boo ci taxawee nag pour mu dellu ci suñu gafa maanaam suñu budget lu yow yaa ngi xeex pour askan bi parce que suñu koom-koom lu ñun ñëpp daf ñu war a jëriñ ñun ñëpp waruñu ko def mbirum politique donte dañ ciy tudd ay homme politique. Aly Ngouille Ndiaye moo doon ministre bi nga xam ni moo layal décret boobu loxo ma ngi ci président Macky Sall mooy président bi nga xam ne moo signé décret yooyu te IGE ni ko annulé licence yi Aliou Sall rakku président de la République la donc loolu mënul ñàkk connotation politique donc mais mbir mi mbiru askan bi la mbiru Sénégal la. waaw mën nañ ko tuddee noonu parce que dama am mouvement citoyen bu ñuy wax Claire Vision gindi askan bi boo xam ne dafa jóg rek pour yeete surtout ci problème mu suñu koom-koom ak anam bi ñu koy yoree te loolu yóbbu na ma ba mu bokk ci benn kuréel bu dajale ay parti politique ak ay syndicat bu ñu tuddee Front de Résistance Nationale maa ngi joxe sama kàddu comme ni ma ko laajee ci xew-xewu jamono donc loolu positionnement la maa ngi donc ci li ñuy wax débat public kon loolu posture politique la même bu fekkee ni yoruma parti politique li may def mënuma bañ ñu tuddee ko politique parce que politique mooy anam bi ñuy yoree suñu réew donc dafa jot fi mu nekk nii ñëpp sentiru concerné ñëpp jàpp ni bokk nañu ci li war a doxal réew mi ci anam bi ñu war a yore suñu réew. tey dig da la convoqué woon ñu jot ko ci xibaar lan nga fa jëlee wala lan ngeen waxtaanee. waaw loolu normalement waru woon bokk ci waxtaan bi sax mais mënuma bañ a tontu laaj bi dig dafa sàkku ci man ay leeral ci enquête bi nga xam ne tijji na ko ci mbirum Petro-Tim ak documentaire BP boobu dem naa jàkkaarloog ñoom wax ak ñoom léegi enquête bi mu ngi ci seen loxo te pareeguma ak ñoom li ci kanam rawul bët xam naa fii ak ci kanam dañu xam fu enquête bi jëm. njëkkoon naa fa dem mais dañ ma ni procureur jébbalu leen dossier mais li am mooy procédure bi ñu jël alkaati yi tàmmuñu procédure boobu ñoom li ñu tàmm mooy l'enquête maanaam nga ñëw toog ñu lay laaj ngay wax te man dañ ma woo comme seede man dama waroon ñëw wax li ma xam ak li ma war a wax ak li ma bëgg a wax mais ñoom miinuñu façon boobu tontu ak laaj la ñu gën a miin mais li ci am solo mooy loolu dul njëriñ boo xam ni dafay leeral dossier boobu ñu xam fu dëgg bi féete parce que suñu alal la dafa war a leer te dossier bi dafa war a dem ci yoon man pare naa fu ma yoon woo ma wuyu bu dee mën naa leen niital as tuut. fi dossier bi toll ak ñi ko ngànt bu ñu waxee procureur wax président de la république yaa ngi fi wax di est-ce que jàpp nga ne dina mën a leer. dafa war a leer. mais est-ce que mën na leer. non dafa leer sax ba pare li ko leeral moo tax xam nga lu mel ni DIC walla procureur bu la woowee mënoo ñàkk wuyu ji mais mbir mi dafa leer ba pare parce que inspection générale d'État dafa def enquête bu leer sur des responsabilités jébbal président de la République OFNAC def enquête bu leer jébbal procureur de la République te OFNAC du jébbal procureur de la République lu dul dossier boo xam ni jàpp na ni dafa dañ ci war a topp nit yoon jàpp na ni dafa war a dem ci yoon parce que ki jiite OFNAC magistrat la ni procureur de la République donc ñaari enquêtes yu leer ñu ngi noonu ba noppi wax dëgg yàlla lépp leer na lu ñuy enquête amu fi lépp leer na Aliou Sall société yi mu tijji acte notarié yi ñu ngi fi décret yi ñu signé ñu ngi fi rapport yi lépp ñu ngi fi kon bu ñu bañoon a sonal nit ñi dañuy woo rek ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuumaal parce que Aliou Sall waroon nañu ko déglu Franck Timis waroon nañu ko déglu waa BBC waroon nañu leen déglu et cetera même président Macky Sall bu ñu ko mënul déglu mais am na ñu wër dossier bi ay Aly Ngouille Ndiaye ñi nga xam ne ñoo def rapport de présentation boobu mais ñooñu dañ leen war a déglu enquêteur IGE yi nga xam ne Gallo Samb ak Omar Sarr ñi nga xam ne ñoo def enquête yi yu leer mais ñooñu dañ leen war a déglu leen seen enquête bi est-ce que lii la liñ ci for ci réseaux sociaux yi est-ce que loolu moo nekk ci enquête yi lan mooy seen xalaat loolu ñooñu ay agents assermentés lañu ay administrateurs civils lañu comme magistrats yi kon ñoom seen enquête dafa am valeur juridique OFNAC seen enquête dafa am valeur juridique ki ko jiite magistrat la kon lu ñuy sonnalee di ñu delloo ay police pour ay enquête encore loolu nammuñu ci lu gaaw buñ ci namee lu gaaw nañu exploiter rapport yi ñu yor
woo ñi ñu war a woo entendre leen. foofu laay waxee moo tax ma ne ndax mën na leer parce que bu ñu dégloo procureur ni mu waxee ci dernière conférence de presse est-ce que am ngeen yaakaar wala yow Clédor Sène am nga yaakaar ne wàllum pétrole bi nii dina ci leer askan dina ci génne gagnant. waaw dina leer parce que ñun bu fekkee ni suñu ay déposition exploité nañ ko ala kulli àll dinañu woo ndeyu mbili yi ñi nga xam ne ñoom lañ jox ñu baaram dinañ leen woo te du yàgg parce que ñoom ñoo ci war a àddu bu fekkee ni exploité nañu ñun li ñu jox enquêteurs yi. non justice bi dafa nànk ma ñëw justice bi taxawaayu àtte rek taxawaayu teg ci yoon rek parce que moom mooy xool ndax lii yenu na maana wala yenuwul maana léegi loolu doo déglu benn boor rek mais da ngay dem ci ni nga xam ne ñooy ndeyu mbili bi nga taaj leen yore ay éléments yoo leen mën a confondre maanaam nga xam li nga leen di laaj lan la bu ñu tontoo lu jaarul yoon nga génnee leen loo xam ne da leen di wan ni ñoom nekkuñu ci dëgg bu boobaa yow mi enquête di nga am sa intime conviction xam fi dëgg bi féete te nga jébal sa liggéey juge bi àtte ci intime conviction moom tamit parce que moom tamit dafay enquêtaat te ñoom nit ñi dañu jàng dañu xam yoon dañu xam liy dëgg ak li dul dëgg dafa yomb xam. bu ñu ko naree xayma ci ab temps ñaata temps la war a mën a wax. waaw xam nga ñoom tout le temps dañuy naan le temps de la justice n'est pas le temps des autres mais problème bi mënul yàgg pour ñoom parce que ñoom dañu am intérêt tirer ci ay conclusions le plus rapidement possible parce que dafa créer benn vague de soulèvement populaire boo xam ne mu ngi ñëw ndànk-ndànk parce que gis ngeen plateforme aar li ñu bokk di woote périodiquement ay rassemblement loolu baaxul ci image gouvernement bi nga xam ne benn documentaire sur le plan international daf ko jébbaane di wax ni rakku président dafa taq ci corruption nit ñaa ngay manifester pour mbir mi leer loolu baaxul ci nguuru Sénégal loolu moo war a tax loolu moo tax man ma yaakaar ni ñoom le plus rapidement possible dinañu expédier dossier boobu ba mu am une conclusion pour calmer opinion yi parce que ñi nga xam ne ñooy jël seen xaalis di ko def Sénégal dañuy téye seen loxo di xool lii fu muy mujjee parce que lii bu ko kenn teg affaire bu ndaw président Macky Sall xam na ni dul ndaw Aliou Sall xam na ni dul ndaw gouvernement bi ñoom ñëpp xam nañu dul ndaw ñun askan bi nag ñoo war a xam ni am nañu occasion fexe suñu alal dellu suñu gafa maanaam suñu budget suñu ay contrat dellu jëriñ ñu ñun financer suñu développement ñu nangu li ñu moom dafa jot. ñoom ci seen communication mooy côté régime bi. gouvernement bi Macky Sall ak Aliou Sall heure bu ñu waxee ñeen analyste yi gis na dañoo wax góor wala dañoo wax gaaf lan moo waral seen communication ndax dañoo. xam nga dëgg dafa yomb dafa leer mais boo nekkul ci dëgg da ngay wax jëm fii ka nga bokkal langue sax moom moo lay weddi ñoom ñu ngi weddante seen biir c'est-à-dire dañu nekkul ci dëgg moo tax seeni wax di woroo xam nga Aliou Sall weddi na fi ni jotul 250 000 kenn mënu ko prouver ki yore communication président ci boppam wax safaan bi ni jot na 250 000 xam nga loolu du ñun ñoo leen ko tuumaal ñoom ñoo koy wax seen biir léegi ñoom newoon nañu rapport IGE bi amul mujj gi ñu ni am na waaye président jotu ci procureur sax jottali na wax jooju léegi ñu ngi naan ñu ngi seet kan moo génnee rapport bi fu mu dugg ak fu mu kii am na sax kenn koo xam ni waa APR dama doon débat ak moom mu ni président jot na rapport bi waaye boobu fekk na mu signé 4 mois après donc lu dul dëgg dafa naqaree tenir parce que tey day dem fii suba mu dem fële du sax du jëm kër donc loolu rek la alors que ñi nekk ak dëgg ñoom seen wax benn lay doon dëgg benn la du ñaar te day leer ki yore dëgg boo ko yeewee guddi laaj ko même réponse la lay wax parce que dëgg du varié boo nekkulee ci dëgg nag da ngay créer tout le temps. ñiy xeex ci bëgg mbir mi leer bëri nañu plateforme yeeg mouvement yeeg ba ci aar li ñu bokk. wala fu ne gaa yaa ngi koy jógee di mettre acteurs yi ay pression ndax yow yaa ngi recevoir pression yu mel noonu. non pression mënul ñàkk mais man subiruma benn pression te mënuma fléchir de toute façon ci benn pression xëy na moo tax sax subiruma benn pression parce que man sama devoir citoyen laay accomplir parce que dama sos benn kuréel bu tudd Claire Vision gindi askan wi ñu fas yéene taxaw ci leeralal askan bi ci anam gi ñuy yoree seeni ressources naturelles kon loolu pression mënuma ci dindi mënuma ci jëlee parce que loolu sama mission la lu ma diggee ak Sénégalais yi lu ma war a wàccoo la
kon amul benn pression boo xam ne mën na ma tere àggali yoon bi ma jël. li gënoon yomb ci man mooy mu succomber à ces pressions nekk ci li ma nekk bàyyi nit ñi ci li ñu nekk parce que fii bëri na ñoo xam ne dañu gis ni ku nekk sa bopp nga war a lijjanti mais ñun gisuñu loolu. ñun dañu gis ni il faut mu am ñu taxawal askan wi il faut ñu am ñu def tuuti sacrifice pour askan bi am lu leer pour askan bi xam lu leer pour mën a jotaat ci alalam. donc moo tax su ma gisee askan bi pare jóg pour manifester périodiquement taxaw laaj lu ñu moom kooku yaakaar lay jur ci man ci ni nit ñi ñu ngi commencé yeewu ñu ngi commencé intéressé wu ci seen mbiru bopp ñu ngi commencé sentir ni mbir mi seen mbiru bopp la du mbiru kenn. yow daal saa yu askan bi wootee génn ci mbedd bi di nga dem ànd ak ñoom. incha allah te bés dina ñëw man sama bopp man maay woote incha allah. kon ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokki internet yi. waaw maa ngi tàggu mbokku internet yi interview bi 30 minutes la waroon a durer mais xam nga xabaabal nañu ma yaakaar ni xëy na seeni laaj tontu naa ci lu leer ma leen di dox dig daje beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.